defe naa ñetti fan laa ko def jëndal ma billet sama vol bi mu nekkoon 20h foofu xam ban heure laa fa génn 17h30 dem aéroport dafa am ku lay gunge ba ci biir aéroport ba nga dugg vol au niveau d'Angleterre parce que su fekkee da nga bëgg a ñibbi bu fekkee am na ñoo xam ne nag bu ñu bëggul ñibbi dañ leen di force mais man loolu fekk man maa bëggoon ñibbi si parce que ba ma fay dem dafa am temps boo xamante ne dama ne woon bu ma ko defee damay ñibbi man loolu dama ko décidé woon dafa am temps boo xam ne moom ko defoon damay ñibbi quoi du ma fi toog léegi nag jëndal ma billet jox ma 2000 pounds 1000 pounds yi lañ la koy jox sa loxo kaas jox la beneen carte boo xamante ne boo yegsee fii rek boo dugalee ci gab bi rek tappel say 1000 pounds mu génneel la 800000 ba ma wàccee jël samay 800000 dugga sama poche ak 1000 yi ñu ma joxoon jot ma wecceeku ko ak la ma fa jotoon am ci banque ba lépp ma dajale ko ñëw toog bi ma yegsee dëkk bi xam nga Sénégal fii lu ñu gën a tardeel mooy wax loo xamul Sénégal booy dañu tardé ndax wax lu la wóorul. waaw déggoo li gaay di wax demul xam doo dem da ngay gis koo xamante ne musul a gis musul a dëgg xamoo ko tey boo ne foo niveau de Europe te mu ne diw dëgg naa ko dem bu diw gis naa ko dem bu tout lu muy wax yëpp 0,0. ba nga ñëwee lan la gars yi doon wax exactement. bi nga ñibbisee bi ma ñëwee tàkk yoon boobu noonu jënduma woon oto jënduma moto ma jógee Ndakaaru ñëw toog fii seen baadaan bët set non bi ma wàccee ci guddi gi dama demoon seeti sama benn sama ñoo nekkoon quoi man ak moom c'était jigéen bu baax boo xamante ne dama ko bëggoon def soxna far antuwul woon il s'appelle Khady Sène moom laa njëkk a dem seet ko dem këram nekk fa ñu gisee bët set ma demaat fa gis ko jour boobu nag ci la ma mère bi woone ma tey bul fanaan Dakaaru après ci laa jógee Dakar ñibbi si Fissel ñëw toog Fissel bët set ma dem dëkk ba def benn xew bu rëy xam ñun dañu bëgg xew mais xew tranquille quoi ay jàng fii def ay sarax affaire yooyu noonu nit ñi coob may leen xaalis ñibbi si Fissel nag fii toog fi diire fi nag defoon naa fi 18 mois da ngay dégg nit ñi da ngay romb saa dañ ko takk ci avion bi indi ko dootul ñibbi te fekk saa yi ci boppam moom moo forcé boppam. moo takk boppam ñibbi si saa ji moom fekk moom. moo doyaloon ñëw ci dëkkam dafa doyaloon boo ma doon fay 1000 pounds par jour. quoi bëgguma ñibbi si rek laa bëggoon da nga ciy gis nit di wax loo xamante ne en fait da ngay tiit da ngay naan mais kii fu mu jëlee information yi muy wax nii loolu moo tax ñu tardé da ngay gis ñoo xam dañuy xëy suba ba ngoon dañuy wax rek wax suba wax guddi wax suba wax guddi wax suba wax guddi di wax loo xamante ne nag wóoru la di wax rek loolu lañ fi nekkoon ma toog fi nag gars yi di wax rek fekk na man xam naa ne man fu ma bëgg a dem dinaa fa demaat parce que sama passeport kenn yàqu ko ama passeport li tax ñuy def ay numéro passeport yàq passeport ak koo xam ne maanaam da nga nekk ci benn dëkk def fa dégâts ñu war la indi di la forcer donc bu ñu lay indee Sénégal pour nga delluwaat ci yeneen dëkk yi day jafe parce que dañuy yàq sa passeport affaire yooyu mu jàppale ci crime mais koo xam ne kenn jàpp ko ci crime dafa forcer pour ñibbisi donc ma xamoon naa ne man deme je vais sortir dans ce pays di sort quoi. ñuy après nit ñi dañuy wax sa ay pertinence sa ay amatul xaalis mu metti nag maanaam lu ñu doon wax amul mais perte woon na parce que boo xoolee mënin bi nga indi woon bi nga ñëwee defaraat gàlle bi et tout boobu yi ci nekk ci kanam fi yëpp amu fi woon defaraat yëpp affaire yooyu ñu toog diira bi ngay toog 18 mois dafa métti woon bi ma toogee nag ay mois liggéeyu ma xaaj bi commencé jeex ma dellu ca la ma nekkoon. Ndakaaru jaay asalem ci sama place ba ma fi bàyyi woon ma dellu fa defaat la ma doon def yoraat samay puus di jënd ferraille di indi sama place am benn grand bu baax boo xam ne au niveau de Fissel TV maa ngi ko ciy gërëm Modou Dieye c'est un mécanicien il est asalem nit ku baax nit ku ñàkk i ñaan may dem en fait bu muy wax loolu yaakaar na ne dégguma ko mais jëw la woon jëw boo xamante jëw bu baax la mu ne gis nga booy bi lu mu def yombul dem po Angleterre ñibbisi fii di puusaat ferraille
mu ngi ko doon wax quoi ay xaritam yu mu toogaloon xamal naa leen de booy bi amul ci àdduna parce que dama gëm ne nit ki lépp loo am ci àdduna rek yaa ko war a defal sa bopp te lépp loo ñàkk boo ci wakkiluwaatee def li nga doon def yàlla mën na la indilaat wërsëg bi ma ñëwee rusuma ma samba rusuma ma dama continuer ci li ma doon def da ngay romb di ñu ne dem ba Angleterre ñibbi si di pousse ferraille dem ba Angleterre ñibbi si di tëdd ay suuf oto mais lan la c'est de job bii nga def nii moo la yëkkati au niveau du Sénégal yóbbu la Angleterre job bi nga def nii ci nga am ay kër job bi nga def nii ci nga am ay oto job bi nga def nii ci nga am ay moto góor boo ñëwaatee demaat ci après ci laa ci dellu nekkaat ci nag ci weer yooyu noonu nekk ci weer yooyu noonu boo xëy jëlaat sama avion dem niveau de France. dem France quoi. waaw bu ci xëjee rek ñu yeggale ko bu ci xëj. France ci tënk bu gàtt rek fu ñu dugg ci benn point bi loolu après France ban job nga fa jobaat. d'accord léegi bi ma jógee fii boobu mbir mi métti na avant may dem boobu moom waxoon naa samay famille yëpp ne bu ma demee du ngeen ma gaaw a gisaat dinaa liggéey bu méttee dinaa teg sama tànk du ma dugg li ci ma warul dugg ma woon sax ci li ma warul dugg ndogalu yàlla la boo xamante ne kenn mënu ci woon dara situation parce que comme li ma la expliqué dégg nga ko mu ngi noonu parce que da nga fay gis ñoo xam ne dañu fay nekk di jaay ay yamba wala lii man du ma tux du ma naan man lii sama problème ci àdduna mooy avant jigéen mais là c'est bon alhamdulilah donc léegi ñun ñu ngi ci jaamu yàlla bi donc bi ma jógee fii wàcc France ma wàccee Paris aéroport Orly bu ma nee cib déjà xam naa Europe donc dëkk ba ma nekkoon moo dàq France foofu donc du gan ci man quoi donc bu ma wàccee j'étais tranquille même ñi ma àndal ci avion bi et tout donc am boy yu bëri yoo xamante c'était ay nit ñoo xam ne moo suñu tukki di wax ba saa yi moom man fekk xam naa tukki déjà tukki naa def ay yees ci àll bi man bi may dem France xam naa ne bu ma demee dinaa ci génn par force parce que déjà xam naa li lay xaar quoi. xam naa lu may xaar déjà am na expérience boo xamante ne Ndiog Malick ki ma fatoon mos nañu toog benn jour ma koy wax loo xamante ne ci dëkk bi ak niveau de Angleterre ci loi ak niveau de immigration moom il a fait 45 ans en London def ma ne Saliou li nga may wax nii xaw ma ko man fii laa nekk xele ba mag def fi at yi ma fii def mais li nga may wax nii sax xaw ma ko te lu ma koy wax kenn du ko dindi parce que déjà connaît toutes les lois au niveau de immigration au niveau des polices. ma wàccee France Orly boobu waruma woon toog France dama waroon dem Suisse laa waroon dem mais ma wàccee France même problème bi ma arrivé woon en London moo ma arrivé en France parce que même en France avant may dem waa ji bi ma ko ne sama visa jot naa ko damay ñëw Suisse après ci la ñu sama xarit la mais ci la ñu commencé di am ay benki ñenki bu ma ko wooyee du ma jël yenn saa yi du ma waxu nit defe naa loolu defoon naa ci benn live sur Facebook ma wàccee jël siwu ma dal ci sama papa bu baax Babacar Sall c'est un promoteur xam naa ne naa leen defal benn ngeen defal moom vidéo aussi nit ku baax moom c'est un promoteur de musiciens quoi donc moom mooy éviter gars yi ay Youssou Ndour ay Wally Seck ay Pape Diouf ñoom ñëpp sens bi ma amoon fee c'était pareil parce que même fa ma nekkoon waajoo ñoon bépp musicien bu jógee Sénégal dem Angleterre moo la fa indi Ndiog Malick bépp sénégalais musicien sénégalais aussi bu jóge woon fii ay jamono dem France c'est Babacar Sall moo def concert bi ay Wally Seck ay Youssou Ndour tout le monde il est trop connu ma dem moom itam dalaat ci moom xam nga dafa am loo xam ne yàlla boo koy rëdd quoi. waaw boo koy xool ba ci biir da ngay naan non c'est pas possible quoi ay nit ñu mag la yàlla di boole nit ñoo xamante ne ñu bëri dañu bëgg a am chance pour raconter leen ngay ñëw ñoom ñu uuf la mosuñu la gis donc mu nekkoon surprise si man quoi après ma yendu kër Babacar Sall maa ngi lay ziar bu baax a baax tonton Babacar Sall di ko ñaanal jàmm moom njabootam ak doomam sama xarit Mamadou. am nga boole ñoom quoi. après léegi fa laa dem yendu fa ñuy wookee jëlatul am sama benn xarit boo xamante ni il s'appelle Mor day jaay pièce camion baal ma ci publicité bi day jaay pièce camion il fait Paris quoi mais mu dëkk fa day ñëw rek jënd ay bagage camion ñëwaat après bi ma jaaxalee kee jëlatul téléphone France xaw ma fa kenn. bi ma nekk Angleterre xamoon naa fa ñaar nit ñoo xam ne France lañ nekk mais ñoom itam mënoo jékki-jékki rek comme ni INSED ku nga woo leen ne la yaa ngi France te amoo foo nekk Mor boobu Mor Ndiaye moo ma njëkk a dimbale France à part Babacar Sall mi ma yendu këram tàtte ma toog ak man di waxtaan ak man Mor moo woo benn xaritam bu dëkk Paris niveau de 18e après gaañ boobu noonu moo ñëw
woo Babacar Sall wax ko fu mu dëkk Babacar Sall yóbbu ma këram mais xam naa ne bu ñu naree waxtaan ci niveau de Paris beeg li ci desaat ak yooyu noonu day gudd donc. da nga mujj rosé Paris quoi dematoo Suisse. waaw léegi ma mujjoon resté à Paris bi ma resté Paris ma toog ci gale boobu noonu 2 jours c'était une chambre il y avait 3 personnes gain bi man waxuma ko mos naa dem Angleterre waxuma ko mosuma tukki nit ku baax la xam nga xarit moom dafa am fu muy jóge rek bu ngeen ko dundee après da ngeen di retourné waat nekk xarit mais premièrement bi changé nañ ay cadeau yoo xamante ne yombul woon parce que muy commencé woon di la wax naan oui mais xam nga néeg bi ñetti nit a fi dëkk dafay métti léegi da ngay wut foo nekk affaire ci 2 jours yi c'était trop normal parce que dañ ko ne woon fanaan lay doon benn fanaan donc boromam fanaanee yendu fanaanaat mu commencé aussi di wax et fekk man xam naa dëkk bi xam naa Europe man waxuma ko nekkoon naa fi wala nekkoon naa fi dama ko bàyyi ci biir rek comme ñu bëri bu ma toogee ak ñoom doo wax sax yawaykaan da ngeen bàyyi ci biir rek ñuy wax rek après nga doo ko moom nekkin bi peut-être commencé woon na métti mu ne il faut nga wut foo nekk ma ne ko ok amul benn problème donc j'étais sorti à la maison ngoon boobu doon maa ngi waroon génn ci suba sa parce que amatuma woon fu ma nekk c'est normal une journée def naa fa 2 jours booy waaj a def 3 jours 3e jour ma gën dem ci bitig bi doon jënd brosse à dents ma jëndee brosse à dents ak pat bi aw ma woon caabi kër gi léegi tëjoon naa kër gi bi may génn aw ma caabi obligé ma toog parce que nekk fa woon xaar ba mu ñibbisi mu dugg léegi ma ñëwee ba ci buntu kër gi ma ne au lieu may toog fii naa dem toog fii ci parc bi comme ça saa bu ñëwee ma xaar ba ci kanam quoi ma dellu si bi ma toogee ci kër gi mais ma toog ci parc bi noonu ma toogee ci parc bi fa laa toog yor sama brosse à dents après ci la nit ku baax fekk ma foofu donc jarul ñu yegg ci góor la wala jigéen la ñu waxtaan man ak moom mu ne ma fan nga dëkk ma ne ko dama ñëw fii pour vacances mu ne ma dama gis nga toog fii te mel ni sa kanam bi dégguma français de waxumuma laa doon wax parce que li ma dal London moo ma dal France mosuma def école mosuma dégg un mot de français li ma ci xamoon rek mooy viens mais waxumuma bi langage bi anglais bi dégg naa ko mais saa ma anglais femme bi comprendre léegi ma jël sama téléphone damay def translate may dellu dama jëndoon téléphone parce que déjà système yooyu yëpp duggoon na sama bopp xam naa ne tul yomb ma jënd téléphone yóbbaale ko léegi ma waxee bind waa ji di comprendre léegi ma waxee bind anglais translate ko ci français ma jox ko mu lire mu ne ma kon sa situation diir na ma ne ko waaw mu bind ko wi ci kii bi yes jox ko mu kii d'accord mu ne ma kon fii nga toog nii maanaam ñàkk caabi moo tax nga toog ci seddaay bi ma ne ko wey ma ne ko yes mu ne ma métti na mu ne ma kii nga dëkk nii da nga ko xam ma ne ko non daf ma doon dimbali nii rek bu ne ma léegi nag instant bi nii yoruma caabi ku baax kooku noonu mu ne ma man am naa kër maag samay doom ñoo fa dëkk mais sori na ma ne ko na nekk France rek boo ñibbi rek ma ne ko na nekk France rek kër gi moom lu muy sori na nekk France rek am naa kër néeg nga fa samay doom a fa rek mais samay doom am nañ nekk man am naa sama nekk mais am na nekk bu fa des kenn dëkku fa ma ne na nekk France rek saay man ak kooku jógee 18e Paris 18e war a dem daal 78 je ne sais pas peut-être attendez le nom de Versailles à côté c'est côté Versailles. très célèbre même. ouais donc c'était tellement loin ñu dugg ci terrain di wàcc dugg di wàcc samay bagage mu nga kër ga de lépp laa fa bàyyi man daal li ma yor sama loxo mooy li ma jëndoon ci bitik bi sama brosse à dents bi ak pat bi ndaw si yoroon na ay bagage ma jël bagage yëpp nag diis na trop mais naa ko di ma ne ko bul laal dara moom doxal rek damaa ñàkkatooy xib ma ne mais garaawul ñu yegg si foofu fete 22h ou bien 23h man jullit laa ki ma àndaloon ki may dimbale du jullit ma yegg si ci kër gi tukki ci ngay dunde loo xalaatul ci àdduna ñu yegg si ci kër gi dugg présentement woon ma fii mooy néeg bi léegi yow fii ngay teg say bagage bu suba léegi man maa ngi am ñetti premier problème bi mooy suba nan laay def pour jëli sama bagage yi pour ñibbi si waat fii xaw ma fi awma GPS dégguma français dégguma dara premier problème bi loolu la deuxième problème bi mooy kii du jullit ci guddi gi du ma ko fàtte mukk defe naa peut-être déggoon ngeen attentat bi amoon au niveau de Paris à 13 novembre 2015. Charlie Hebdo bi wala. merci
jullit yi dem fa rey ay personnes télé yi naan jullit yi ma ne fii moom damay naan allahu akbar rek waa ji ne ma gënal abal ma sama kër ne ma terroriste bàyyi noonu donc c'était tellement difficile maa ngi doon julli mais ni ma doon jullee mooy damay xaar ba mu tëdd booy nelaw ma dem jàpp aw ma woon lu ma laal ñema maa indi basan ma julli ci perron bi mooy julli ba benn jour boobu télé bi chaque jour jullit yi dañuy rey nit jullit yi waa ji naan jullit yi kay moom ay reykatu nit lañ ay terroriste lañ maa ngi ciy dëgg foofu musiba la dèjà dëkk bi xaw ma fi kenn kii mu ngi may dimbale du ma ci yéeg ak moom ci wax jooju nag duñ ci wax quoi mais maa ngi naan kii bés bu ma laajee lan laa war a wax quoi en fait far li yàlla di def rek comme yàlla bu lay dimbale aussi yooyu yëpp duñ ci wax man ak moom man nu may jullee mooy ma xaar ba mu tëdd ma ñu julli tous les waxtu wala bu génnee moom day xëy génn ma julli waxtu yi avant muy ñibbisi bu ñibbisee fekkee timis dafa jot ma dugg ci néeg bi tëj fermé kii bi dugg ci salle de bain bi jàpp mooy duggaat ci néeg bi fermé mel ni kuy def dara léegi bu nekkee di ma woo wala mu soxla ma damay julli ba pare bu ma ñëwee ma ne ko non dama doon nelaw ma oui te nga yow da nga bëri nelaw da ngay nelaw vite ma ne ko waa mais xam mooy loolu ñu dëkk man xam naa ne naa toog tuuti rek ba dallu bu ma toogee tuuti ba dallu dinaa ko wax lu ma doon te lu mu bëgg man c'est pas grave quoi mais fekk maa ngi doog a yegg ci baar bi naa ko bàyyi moom mu ceene man may julli sama julli ci biir néeg bi sans lal dara ba setee ma dem récupérer samay bagages ñibbisi ci kër gi duma ko fàtte mukk Thérèse non femme boobu noonu bi ñu rey woon gars yi waa ji di wax rek man ma noppi indi samay bagages bu ma ko indee dafa amoon arxulaan amoon na arxulaan ci biir amoon kurus léegi xam nga dafa dañ kumpa ma teg samay bagages ma koy kanaare am benn jour may génn boobu maa ngi commencé miin dëkk bi parce que li ma lay wax nii donc après loolu bu ma amee ba ñu dëkk nicement franchement parler nit ku baax nit koo xamante ne amul musuma gis nit ku mel noonu mais xam nga lan moo ko yàq sàngara day naan tux garaawul mais naan lay def day naan sàngara donc pare ñu dëkk bi difficile wul parce que man du ma déranger man sama néeg laay nag ceene moom mu nekk ci ay bagages am donc mais xam nga liy indi difficile bi mooy niveau de lekk bi parce que peut-être lu muy lekk et tout léegi nag bu ñu dëkkee noonu ñu teg ci 3 jours ma génn comme parce que xam naa dëkk bi déjà dund naa Europe du ma toog foofu nit di ma naan ay fii nga war a jaar ak pour dem wuti liggéey donc premier jour laa génn dem am liggéey mécanicien déjà xam naa mécanicien parce que li ma ci def bëri na donc premier jour mi njëkkee génn ci laa dem am liggéey mécanicien commencé liggéey léegi maa kooku lu ñu doon gisante bariwul bu ma demee liggéey bu ma wàccee mu ne ma li wàcc nga ma ne ko waa affaire yooyu noonu ma toog fa muñ di julli guddi di ñaan weer bi dee ñu fay ma sama xaalis ba ma duggal ko sama poos léegi am naa xaalis fay dañ ma sama premier salaire j'ai gagné à France c'était 800 euros ma dugal 800 euros yi sama poche moom waa ji ma 200 euros ça fait 1000 euros sama poche ma toog léegi nag lu ma doon lekk ci kër gi bariwul te may génn bu ma demee añ yenn saa yi ma ñibbisee du ma sax laal lekk bi léegi nag ñu commencé miinante benn jour ñu waroon ànd dem defi course bu ñu ñëwee fi ñuy jaayee yàpp yeeg affaire yooyu noonu mu bëggoon jënd ni mu xamee ne ma jullit laa de mu bëggoon jënd benn affaire ma ne ko lii lan la ñu ne ma lii defe naa mbaam la ma ne ko lii moom baaxul du ma ko lekk waaw nag boo koy jënd mu ne ma ah oui ma ne ko man jullit laa ma d'accord ok mu jënd yàpp bañ a jënd loolu ñu ñibbisi nit ku am compréhension ku baax ñu ñibbisi defar lekk coob affaire yooyu noonu maa ngi garder sama xaalis parce que xam naa liy ñëw après ma génn jour boobu noonu tëju ma woon sama valise mu génn gis caméra alxuraan ni mu ne lui là quand même c'est un djihadiste parce que lii laa gis nit ñi di liir bu ñuy rey nit ñeeg allahu akbar tata ma ñibbisi mu ne yow ko jullit nga ma ne ko waaye jullit la je suis un musulman jullit la ñu waxtaan ci mu ne ma ok d'accord mu ne ma waaw man de xam nga du ma jullit ma ne ko waaw mais kenn ku ne xam nga àdduna mu ne ma ne ko ba maa ngi commencé di dégg tuuti français quoi mais toujours damay utiliser téléphone bi mu ne ko àdduna amul solo jullit beeg chrétien beeg
nañu yenente jàmm rek nekk nice et tout affaire yooyu noonu et noonu la ñu def man ak moom ñu attendre foofu noonu ñu dëkk fekk léegi maa ngi liggéey léegi suñu waaj yaatu na moom du ma ko déranger du ma déranger léegi au lieu nag mu nekkoon gratuit léegi c'est fini y a plus de gratuit quand même et donc ma commencé di ko fay par weer dëkk ci néeg bi kenn ku ne jàpp njàmm kenn ku ne di defar coppam nice donc noonu la ñu def noonu laa dëkkee woon ak moom boo nit ñuy taqale ko quoi nit ku baax ndeysaan. ba léegi fa nga dëkk quoi ba nga ñu ngi fa nga dëkk. non après loolu bi léegi xamee nag bu yooyu yëpp passé liggéey naa maa ngi commencé situation bi commencé changé alhamdulilah affaire yaa ngi dox nice après nag kër gi dafa lakkoon parce que dafa mandi woon benn jour après mu taaloon ay sondel man nekk moo woon kër ga et après kër gi làkk avant kër gi di làkk déjà man amoon naa jigéen boo xamante ne dama nekkoon ak moom après avant kër gi di làkk juste maag moom ko déjà nekkoon nañ doon waxtaan pour tàkk affaire yooyu noonu après nag ci laa mujj jël soxna kooku nekk sama soxna léegi au final dëkkatuma ci suuf kër gi làkk na ma dem dëkk ak sama soxna quoi ak sama jabar. chers internautes chers téléspectateurs tey je pense que débat bi gudd na mais am na importance am na jeexital bu bëree bëri toujours mu nekk Saliou Diome nekk un Sénégalais au niveau de l'extérieur di liggéey foofu di daan dooleem di ñëw aussi di investir ici dans ce pays mais Saliou ñu xam beneen Saliou ci beneen facette. mooy Saliou nekk un chroniqueur un flower c'est pas un youtubeur genre expliqué surtout mu nekk quelqu'un boo xamante ne dafay dénoncer l'injustice dénoncer loo xam ne jaaduwul ñu gën a xam ci loolu parce que je pense que ñi la xam ñëpp ci loolu noonu lañ la xamee loolu exactement fan nga tàmbalee Angleterre wala France. En fait loolu dinaa ci sawar a tontu nag comme li ma la wax sànq dama yàgg bëgg Sénégal réew mi dama ko bëgg dama jàpp ne lépp loo xamante ne day nekk au niveau de extérieur war na mën a ne am fii ci dëkk bi xeex bi dëgg maa ngi ko tàmbalee au niveau de France li ma ci dugal mooy au niveau de France da ngay feebar toog sa kër woote ambulance ñëw jël si sa kër yóbbu la faj la ba nga wér nga ñibbi sa kër lu la laaj xaalis au niveau de liggéey da ngay liggéey alhamdulilah da ngay am xaalis dugal sa poche dimbale sa famille dimbale ñi nga war a dimbale alhamdulilah au niveau des tali ñoom ñoo am ay tali yu baax au niveau des voitures ñoo am ay voitures yu baax donc yu baax yooyu yëpp ma koy gis ci niveau de Europe ni France ni Italie ni Angleterre ni Espagne donc loolu ma toog di ko imaginer ma ne pourquoi pas ñun li am fi yëpp war na mën a am ci suñu réew li am fi yëpp war na mën a am ci suñu réew buñ ko bëggee ak jafe ko donc loolu moo ma dugal ci xeex bi nag donc c'était juste une seule coup la ma ñëw nii dikkale ma rek ma jël sama téléphone donc bi ma jëlee sama téléphone boobu nag élection jote ko parce que première vidéo bi ma njëkk a def c'était dans les 2017 ma wax ci affaire yooyu noonu mais boobu ci tukki yi laa waxoon ci gars yi nga xamante ne dañuy tukki bu ñu ñëwee gars yi ne leen dañ leen di jël si après ñu bàyyi leen foofu daw dem ñu leen di woo duñ leen jël gars yi dañuy fanaan ci gaar yi léegi mujj gi ñu leen di def mooy jël leen ambale leen indi leen ci dëkk bi donc xam nga kii tukki lu ne la daj pour dem donc bu fekkee dañ ko jëlaat foofu noonu ne ko kitti mbil moom lu mu bàyyi woon fii déjà amatul woon dara nga indiwaat ko fi day dof donc ci vidéo bu laa njëkk a def ma ko waxee gars yi apprécié wax ma dama franchement li ngay daanoo si nii nice na ma xam ci ay kilifa yu bëri et après nag ci laa continuer nag xeex bi moom ma wax ko Sénégal pour tout pas pour ki tukkeeg ki tukkuwul ak Sénégal dama jàpp ne dafa war a nekk comme ni France ni Angleterre ou bien ni New York ou bien ni New Jersey mën na mel noonu loolu ma dugg ci xeex bi mu jëmoon sa live mu njëkk seetaan mooy quand quelqu'un a détourné une certaine somme au niveau de ficelle bu mu jaar ci turam wala nga defoon ci benn live est-ce que loolu mu ngi si ñëwaat tuuti ak après fu mu mujjee. waaw loolu fu mu mujjee nii kayit yëpp mu ngi fale ci sama saak
et parce que dama jàpp ne dëkk bii nii ñun ñoo ko mën a defar parce que bu fekkente ne tey dañu wax au niveau des crédits mutuels du Sénégal ñu ñëw bu Fissel ubbi fii crédit mutuel du Sénégal Fissel comme li ma la doon wax sànq xam nga man nee naa la dund naa bu dugg ci réew mu ñuy wax United Kingdom Angleterre xaw ma sama date de naissance xaw ma dara donc xam nga dëkk boobu noonu boo ko xoolee population bi kenn jàngul et ñu indi ñu fi benn banque tegal ñu ko fii banque bi indi ñu fi benn waa joo xamante ne day ñëw di sàcc xaalisu gars yi di sàcc xaalisu nit ñi sàcc na sama xaalisu famille peut-être sàcc na sa xaalisu famille sàcc na xaalisu keneen affaire boobu nekkoon affaire bu ma métti ba tey jii maa ngi ciy xeex maa ngi nekk ak ñoom ci mbir yoo xamante ne fii ak quelques jours xam naa ne ba moytul même bu may dem naa ànd ak caméra bi ñu dem parce que xam naa ne ñu ngi am nag luñ ciy dox mais yéegagul donc bu yéegul xam naa ne fu ñuy mujj man ak ñoom mën nañu dem tribunal parce que du ma bàyyi parce que li tax mooy xaalis dafa naqaree am du man maa tax ma lay xeex de mais au niveau des Fissel ak niveau de lépp dañ ko war a dénoncer ba ñu xam ne lépp lu ñuy def fii ci dëkk bi dafa war a nekk lu leer mais waroo fay jël benn nit koo xam ne dafa ñëw nit ñu jàngul bu ñu ñëwee verser la xaalis nga jël kayit yoo xam ne du ñu nekk seen tur jox leen ko ñu signé xamuñu dara jànguñu ñooñu dem denc seen papier ba problème am ñu jékki-jékki rek génne seen i kayit naan waaw kayit bi de du sama tur versement bi de du sama tur lii du sama tur mu nekk affaire yu garaaw yoo xamante ne man ak yow ak kii ak keneen ak Fissel tout le monde war nañ cee wax donc dëgg naa nag am na kii yi ñu ci jot a def jàngat yi ñu ci jot a def nangu naa ko parce que c'est ma fille amoon na fa compte donc lañ ko jëlaloon dugaloon nañ ko mais ci biir famille bi am na ñeneen ñoo xamante ne tey kenn dugalagu leen seen xaalis kenn fayagu leen seen xaalis. yow personnellement nag amoon xaalis amoo fa xaalis. man amoon naa fa xaalis. ñaata ci ñaata. man sama xaalis man sama bopp moom xamatuma woon ñaata la mais bi ma ñëwee bi ma demee Dakar dañ ma ne waaw sa xaalis kenn retiré wu ko indi ay mais xaalis bi nga xamante ne moo tax may xeex xaalis bi nga xamante ne moom moo taxoon may wax et tout c'était 6,991,000 donc borom xaalis bi il est déjà retiré ci biir xaalis boobu noonu 2,886,000 donc banque ba normalement war na fa dese moom ay 4 millions et quelques donc banque bi ne ko 1 million rek lañ lay fay donc fekk ñu ngi nekk di ciy def ay dialogue ak man donc bëgguma ci xuus aussi bëgguma ci sori. ci yoon quoi. waaw mu ngi non jëmagul ci ay yoon ak tribunal ak yoonu mais entour man ak ñoom ak directeurs yi ñu ngi ciy def ay jàngat yu rafet yoo xamante ne jàpp naa ne peut-être fu muy mujj dinañu fay xaalis bi. waa ji mooy fay wala banque mooy fay. non banque bi mooy fay. banque bi mooy fay waa ji dèjà kenn xamul fu mu nekk donc xam xaalis boo ko dencee ci banque normalement bu problème amee banque bi moo la war a fay waaye waajo warul fay mais waajooju moom mere waan naa ko mere boo xamante ne même su fekkoon man dafa jàkkaarloo ak man du ma sax lijjante banque mën naa perte sama xaalis mais mën naa ko def loo xamante ne peut-être du neex parce que lu mu def yëfu sasaay la. mais ci laaj boobu ñu si la nga doon saaga comme si y avait un Assane Diouf bis affaire boobu noonu qu'est-ce qu'il y a lan moo la motivé woon ci loolu noonu. oui saaga yi sax du woon saaga directement quoi ay kii dafa bon kii nit ku bon la kii li ma ci jot a jàpp quoi mais waaw kii nit ku bon la nit ku loo xamante ne kenn waru ko jur parce que dafa métti xam lu tax dafa métti mooy boo ñëwee bu mel ni réew bu mel ni Fissel am gaa yoo xam ne ci àll ba lañ dëkk lépp lu ñuy dunde ñoom dañu ko béy bu ñu béyul du ñu dund ñii di jaay ay nag ñii jaay ay ginaar yow da ngay xool ci biir dëkk bii nga nekk am na maire yoo xamante ne boo leen mayee 1000 francs dañuy toog une semaine di la gërëm 1000 francs et pour man 1000 francs c'est rien du tout mais ci ñoom lu bari la peut-être ci yow du dara mais di maire yi wala paa yi wala exemple et cetera da ciy may nit 1000 francs day kontaan jàpp ne am na 1 million day kontaan donc dëkk boobu boo demee nit ñi di taxale seeni 1000 francs seeni téeméer seeni 100 francs di jaay ay gerte ñii di jaay ay jën nga jékki-jékki rek di door seen xaalis amoo ci yërmande kooku luñ ko wax rek dagan na même buñ ko reyee dama jàpp ne dagan na parce que ci l'islam bu fekkee dañu ne ku sàcc ñu dagg sa loxo donc waajoo lu mu def romb na sàcc parce que xaalisu Fissel lépp la boole dóor leen donc kooku rey ko sax dagan na donc loolu moom ma dugaloon ci loolu ma def live bi après ñu bëri woon ma directeur yi woo ma fii ma ne leen non du ma bàyyi ñëw Sénégal même bu ma ñëwee xeex bi day continuer te ba tey jii la ma leen doon wax dama ciy continuer ñu ngi ciy dox mais bu ñu deful lu ñu war a def xeex bi day continuer donc du ma ciy bàyyi dara. donc activiste lañ mën a wooye wala fu la wóotu wala exactement. léegi man du ma activiste
man mën naa ne comme lu may wax chaque jour maay journal de activiste yi parce que xam li tax mooy du ma mën a nekk activiste mooy activiste peut-être ñoom dañuy xeex boo xoolee activiste on pas de activiste lu ñuy wax mooy activiste yi ñoom moom li ci gën a bëri niveau de politique la ñuy wax. on est wax ci politique quoi. waaw donc man politique aayuma ci mais lépp loo xamante ne day doxal Sénégal parce que da nga may gis damay dal ci kaw activiste yi ñoom ñëpp samay xarit lañ mais damay dal ci seen kaw parce que bu fekkee dañuy def loo xam ne waruñu ko def dinaa dal seen kaw ñu xool neneen ñu ko mën a changer parce que man duma activiste nag mais lépp lu activiste yi di def lépp lu ñuy def rek maa ngi ci ak ñoom ba mu des saaga ak tooñ leneen lu ci des maa ngi ci ak ñoom. activiste kan nga ci amal link relation. waaw activiste yi gars yu bëri boo xoolee ku mel ni ji sama xarit la dañuy déggante naam dama koy kalaas mais dañuy déggante sama xarit la. Akhenaton nit ku baax la nit ku ma respecté la. non mosuñu gisee mais dañuy waxtaan donc bu ma gisee nit ñi di toog ne moom Akhenaton day saaga chef religieux yi man du ma neex damay naan non Akhenaton il a jamais hésité personne moom du saagakat mais xam nga Sénégal fii réew mii ñu nekk nii dafa nekk réew boo xamante ne kenn mënu ko defar parce que xam lu tax bu fekkente ne dañu nekk di dund am loo xamante ne peut-être chef religieux yi man defoon naa ci laay wax naa ci aw ma dara lu ma ci du ma ci kii chef religieux yi su fekkee dañ fi nekk war ñu dimbale ba pare retourner bëgg a nekk bëreeg muy dox exemple comme li gars yi di wax gars yi dañuy dal seen kaw donc yooyu su fekkee gars yi dañ jóg di dal seen kaw nga ne diw day saaga man du ma nangu ne diw day saaga parce que xam li tax mooy tey boo xoolee pourtant gars yi lu ñuy kaas peut-être nu ñu koy kaase moom moo yenn saa yi mu ñu boole ci ay saaga affaire yooyu moom moo ci rafetul rek mais lu ñuy wax yëpp boo xoolee 90% bi yëpp dëgg la yow tey jii nii en tant que journaliste chef religieux yi nekk fii nii lan mooy seen liggéey amuñu métier dañuy toog nit ñi ñooy liggéey di leen jox loolu mooy c'est la vérité mais maanaam gars yi ni ñu koy waxee maanaam arrogance biñ ciy àndal donc loolu tax muy métti mais lu ñu wax yëpp boo xoolee 90% yëpp dañuy nekk dëgg. est-ce que seen maam ñoo ko yëg seen barke maam la ñuy dund. li problème mooy fii barke maam ak man comme lu ma waxoon ci sama laay bu njëkk man am na fu ma nekk am na kër goo xam ne fa laa fet man du ma jox léegi sama xaalis toog muy dox nit ki nag mën na la di waar di wax boo am loo xam ne dafa dugg ci yow sa bopp wax la nga yëkkati sa xaalis jox ko to yàlla tax mais dafa am lu bëri loo xamante ne comme ça day xew ci réew mi nii nga ñëw fekk nit ki ne ko sas naa la lii sas naa la lee sas naa la lee sas naa la lee loolu pour man c'est pas normal du tout bu ko gars yi di kaas c'est trop normal parce que gisoo fi benn chef religieux boo xam ne dafa ñàkk am nañu lu bëri ñoom ñëpp am nañu lu bëri ay millionnaires lañ ñii ay milliardaires donc bu fekkee amuñu métier am na ci ñoo xam ne nag macha allah du ñëpp am na ci ñoo xam ne dañuy liggéey guddi suba ak ngoon am ñoo xam ne dañuy béy am ñoo xam ne dañuy daan seen doole am na ñoo xam ne dañuy am entreprise ñooñu taxuñu kenn di wax ñu wax mooy comme teggkatu dil dafa am ay teggkatu dil am ñoo xam dóorkatu marto yi quoi marto loolu dëkk boo dem ci àdduna day am mais juste li may wax ñaax sama mbokk activiste yi mooy bu ñuy kaas loolu jarul saaga mun nañ ko wax te lu ñuy wax képp ko déglu yow di nga xam ne réalité la ñuy wax yow ñii li ñuy wax réalité la mais boo ci boolee saaga bi ak arrogance bi rek day ñaaw nit ñi dootuñu ko bëgg a déglu. Ousmane Tounkara da ngeen xamante. Ousmane Tounkara waaw sama xarit la ni ñu xamante man ak moom mooy Ousmane Tounkara ci problème bu Macky Sall bi avant élection 2019 bi ci laa ko gisoon muy dal ci kaw Macky Sall donc man Macky Sall dama doon naan moom mooy président bi nga xamante ne lu mu liggéey Sénégal beneen président liggéeyu ko fi ak lu mu bon donc ci loolu nag da doon dal ci kaw Macky Sall et tout ma woo ko ma bind ko dama ko bindoon message ma bind ko ci anglais mu tontu ma bi ma tontoo ma ne ko mais grand yow da nga bañ Macky Sall quoi ci anglais affaire yooyu noonu xaw ma lu tax affaire yooyu Macky Sall baaxul ma ne Macky Sall parce que baaxul affaire yooyu ma ne ko ok d'accord muy defaat beneen live doon dalaat ci kaw Macky Sall ma ne ko léegi live boobu mu doon def autoroute à péage bi la ci doon wax mu ne moom bu ñu ko joxoon xaalis dina defar autoroute à péage ma ne ko fan nga dëkk moo xool ma seen dëkk fàtte naa ko ma ne ko est-ce que dëkk boobu fa nga dëkk ci àll ba est-ce que déjà yow def nga fa dara mu ne ma non defu fa dara mais au niveau de Amérique am na entreprise ma ne ko kon loolu dama jàpp ne nga boo amoon entreprise bi Sénégal nag du ci yàq dara maanaam au niveau de Amérique baax na mais au niveau de Sénégal aussi boo ko fa amoon baax na donc ci wax yooyu nag dañu xamante et tout yenn saa bu def live ñu déggante ma koy laaj comme am na live bu mu defoon et tout même yàggul ñu waxtaan ci loolu ma ne ko lii nii laaj ko moom itam ma laaj ko ay laaj moom mooy tontu donc noonu la ñu xamante. boo yu bees yi nag activistes yu bees yi récemment xam ne dañuy dugg ci tarixa yi sa àgg sëriñ yi directement xamoo ci kenn wala. waaw Ousmane c'est pas Moussa Camara. Moussa Camara mosuñu déggante téléphone et mosuñu wax téléphone damay seetaan live am
tous les activistes dama leen di seetaan dama leen respecté. yéen a ngi déggante. ànd naa ci lu ñuy def mu des saaga ak tooñ Moussa Camara moo suñu déggante man ak moom mais damay seetaan ay live am dama koy seetaan maanaam li ma la doon wax sànq rek day ñëwaat ci loolu maanaam ñoom lu ñuy wax day nekk 90% boo ko xoolee wala 80% yi baax na mais boo boolee ci saaga yi rek day yàqaale lépp xam nga tey boo xoolee El Hadj Moussa Camara problème bu ma am ak nit ñi mooy léegi saagaatul sax moom day toog day laaj maanaam bu toogee ne la wax ma sëriñ bi nan la julee ci géej bi exemple mais gars yi léegi après bu ñu retourné saaga moom day mer day fayeeku. est-ce que loolu jar na laaj tamit. réellement nii quoi ak gëm-gëmam quoi loolu noonu. mais bien sûr xam nga lu tax jar na laaj man gëm naa Serigne Touba yow xam nga koo gëm man gëm naa Serigne Touba man gëm naa ne Serigne Touba julli na ci géej gi mais ki ko gëmul ki gëmul ne Serigne Touba julli na ci géej gi bu ma koy laaj man naa ko wax y a pas de problème. mais est-ce que ko laaj dañuy laaj pour dingat au lieu pour laaj pour xam. xama tey xaw Moussa Camara xaw ma gëm na Serigne Touba man gëm naa Serigne Touba man gëm naa ne Serigne Touba julli na ci géej gi gëm naa ne Serigne Touba nit ku baax la gëm naa ne Serigne Touba jaamu na yàlla boo génn àdduna gëm naa ne Serigne Touba nit ku tedd la woon d'accord gëm naa ne Serigne Touba ku liggéeyal yàlla suñu borom la ak rasulullah mais Moussa Camara bu ko gëmul bu ma ko laajee li ma ci xam naa ko wax. maintenant métier activiste ak ñoom li ñuy def nii est-ce que amul risque réellement. y a beaucoup de risques. parce que ñoom pare nañ pour ñibbi si waat Sénégal par rapport ak li ñuy wax yëpp est-ce que am nañ fit boobu noonu réellement. y a beaucoup de risques yoo xamante ne ñu ngi koy nekk di jëflante di ki jànkonteel ñoo jamono jii ñu nekk ñoom mën nañ ñëw Sénégal te dara du leen jot mais du temps bi ñu nekk nii bu Sénégal demoon ba nag ba yàlla defal ñu président boo xamante ne il est comme ça pour les peuples bu leen neexee ñu ñibbisi ñoom ñëpp. donc tu veux dire que donc le président actuel n'est pas comme ça pour le peuple. non mais su fekkoon dañu am président boo xamante ne dafa am réalité di dund dëgg di ko wax di ko jëfe ñoom ñëpp mën nañ ñibbisi ku ci wax ñu ne lii nga wax fan nga ko teg comme exemple ku mel ni Moussa Camara bi nga fi tudd bu fekkente ne dafa ne dama leen di laaj sëriñ bi nan la julee ci géej gi sëriñ bi nan la defoon bu fekkee lu ñu bind la te man ma xam ko naa ko ne Moussa naa ko woo bu fekkee dafa dugal numéro téléphone naa woote ma ne ko Moussa sëriñ bi moo julli nii sëriñ bi moo bind xasida bi xam nga addis boo amee loo xaw ma ko moo la ko laajee damay wax ne yonent bi fii la jaar Babacar fii la jaar donc mais maanaam def ci boole wax ju ñaaw léegi gisatuma ko sax muy wax ju ñaaw nag du ma fen gisatuma koy saaga dama gis muy posé ay question léegi bu posé question nit ñi ñoo koy saaga mu fayeeku. mais mi ngi tooñ quand même saagul mais ba léegi mi ngi tubaab tëri jàmbur ñu koy xeex nangam nga jàng ne ko booy nangam bon peut-être mën nga tooñ quoi. ci gëm-gëm la rek man fii ma toog man fii ma toog nii di wax ak yow man du ma xas benn sëriñ mais fii ma toog du ma jox benn sëriñ sukk sama loxo mais nag du ma xas kenn mais du ma ko def parce que xam lu tax gëm-gëm la boo xamante ne peut-être amoon na ci man ma ko doon def mais defatuma ko dama ko arrêté parce que dama jàpp ne sama yaay ak sama papa bu may sukk naa sukk seen kanam naa leen jox ñaari loxo yooyu c'est pas grave parce que ñoo ma jur quoi mais su fekkee sëriñ bi sëriñ la mën nga ko jox cër mën ngeen noyantu nice bu fekkee am nga loo koy jox to yàlla tax to laajuñu la ko nga jox ko sëriñ yi am na ñoo xam ne du ñu laaj kenn boo bëggee ñu may la. mais des fois le plus souvent le peuple ak ñi suivre les chroniqueurs ak activistes yi dañu naan activistes yi dañuy bokk ci ay lobby yi am nga ci réponse wala. amul gis nga saay est-ce que yónni wuñu leen réellement aussi. amul xam lu tax boo fi tegoon caméra alxuraan ma waat la leen ne amul benn waay yoo xamante ne tey mu ngi nekk di niveau de extérieur wala muy wax ci dara ñu koy fay wax jooju daf may métti bu ma gisee ku toog ne benn docteur Ahmed Lo wala benn Mor Kébé wala benn Omar Sall dañ koy fay pour muy wax yi yooyu du ma ko gëm en tant que man am naa fu mu jokku am naa fu ma nekk am naa ci yoon bu ma nekk mais du ma ko gëm parce que gëw ma ko parce que c'est pas vrai xam nga lu tax gis nga boo demee ci réewu tubaab yi ñoom ñoo la gën a soxla xaalis jamono jii nii nga dem ci réewu arabe yi ñoo la gën a soxla xaalis est-ce que ñoom waa arabe saoudi wala feneen ñoom am nañu temps bu ñuy jëlee xaalis di fay nit pour mu nekk fii biir Sénégal di xas ay nit amuñu temps boobu yow xam nga ko. mais bokkuñ aussi ci ay lobby maçonnique wala ay Illuminati genre yooyu. c'est zéro loolu yëpp amul nga dem réew mu mel ni France comme benn exemple nga ne Akhenaton tey dafa nekk di xeexal benn lobby ñu koy fay amul c'est pas vrai gars yi dañuy xëy di dem di liggéey. mais dañ ciy bokk non mën na bañ a fay mais est-ce que dañ ciy bokk réellement.
parce que suivre naa benn femme boo xamante moom bu day wax day ñëw bonjour les lumineux kooku donc moom xam na ni bon il fait partie d'un courant c'est pas quoi encore mais est-ce que ne ko appartenance boobu mu nekk. muy saaga ay sëriñ de. non si kooku saaga yi moo gën a ñaaw sax parce que bëgguma turam bëgguma sax nit ñi dem ci ay live di xool parce que kooku moo li wax moo gën a nangam ak nangam genre quoi mais est-ce que nekkul daal da ngay bañ a bokk tarixa yi wala gëmloo islam moo tax ngay waxee côté boobu noonu. non mais xam nga islam du tarixa. c'est-à-dire que femme boobu noonu c'est très bien comme déjà moom il insulte les religions déjà donc xam naa ne moom bokku ci religion yi est-ce que nekkul moo tax waa. léegi dafa am ñoo xam ne moom dañu dof mais Moussa doful de dafa am ñoo xam ne dañu nekk ci internet bi dañu dof waruñu Moussa doful de Jiji doful de Akhenaton doful de. Moussa doful Akhenaton doful Jiji doful xam nga Jiji moom mosoo ko dégg mu saaga chef religieux yow mosoo ko dégg mais day saaga mais moom day saaga maanaam day wax tourner wax ji jékki-jékki rek dugal benn bomb. ok ñu nga ne lan nga ne. nit mooy dugg saaga ko moom parce que dafa clair moom lu muy wax boo ma saagaa du ma la saaga sa sëriñ laay saaga donc Lamine boo ko saagaa ndey mu saaga sa sëriñ donc c'est comme ça passe donc ay mbir la yoo xamante ne li gën ba gën mooy ku mel ni Moussa pour man ñun ñi ma gën a féete ci kaw xam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ay jaar-jaaram xam moom mooy kan bu Moussa posé des questions na ko nit ne ko lii siñ bi moo def lii siñ bi moo dem fii def lii xanaa Moussa doful du laajaat loolu leneen lay. est-ce que gisoo ni Moussa en tant que si waa follower en tant que Facebook est-ce que amul lenn lu mu war a dénoncer réellement que wala bu ko ñoree carrément mu dool tànkam dem ba ci fi mu ko laajee mu mais biir Facebook nga laajte exactement yoo xam ne peut-être. waaw mais am na amuñ élément de réponse yooyu est-ce que aussi nekkul tooñ aussi ba léegi. non pour man peut-être mën na nekk ci yow tooñ ak yeneen taalibe yi mais man en tant que taalibe pour man du tooñ. donc moom xam nga ni mooy taalibe xam nga ko yow. waaw taalibe. moom taliban la wala taliban di. non moom ni muy wax taliban yi mooy ñun taalibe lay wax taliban. Taliban moo demee au niveau de Afghanistan parce que j'ai des amis là-bas ñooñu ñoo am taliban là-bas boo demee réew mi mel ni Pakistan ñoom aussi am na taliban là-bas nga dem ay Mali ñoom am na ay Qaïda am ay yeneen donc moom taalibe yi lay wooye taliban parce que xam lu tax maanaam day mer Moussa day mer. waaw day mer léegi nag dafa am benn mbir boo xamante ne dafa am fii Sénégal sëriñ kenn mënu ko fa xeex bu génne ko fi maanaam di nga def lu nga mën mais maanaam aussi nit ki day yeewu comme li ma la wax sànq man du ma nuyu kenn léegi di sukk ci kanamam am naa ci droit waxuma bu ko kenn def de xam man sama droit la dama ko doon def bàyyi naa ko man dama doon dawal oto kilomètres et kilomètres wala nga luy oto 200 000 300 000 pour dem ci benn xew-xew dem fa joxe fa xaalis 500 000 wala 1 million ñibbisi bàyyi naa ko mais toujours nag je suis en talibé bu fekkee nag dafa am loo xam ne dañ ko war a def te ma xam ne lii moom soxla nañu ndimbal moo ko amee dinaa ko def mais du ma wax kenn pour def mun naa wax sama famille mais du ma wax jàmbur du ma aussi toog di xas sëriñ mais boo gisee gars yi am fitu léegi di xas sëriñ parce que dafa am ay sëriñ yoo xamante ne du ñëpp am na foo dem ci àdduna bi dafa am sëriñ yoo xam ne ay tekkatu dil lañ donc sëriñ yooyu nag ci la gars yi di jaar ñoom ruuxaale ci kooku dugg ci kii wax lu bon c'est comme ça passe mais xam nga ko toll ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul am na loo xam ne doo ko wax am na loo xam ne dama ko wax am na loo xam ne kii du ko wax donc mais gars yi dañuy dafa am ñeneen ñoo xamante ne du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul du mbokku Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mais dañuy ñëw rek man jarbaatu Cheikh Ahmadou Bamba laa wala Cheikh Ahmadou Bamba sama tonton la wala sama maam la léegi naa toog muy dox. ok d'accord loolu mooy merloo gars yi. je comprends beneen question est-ce que loolu noonu mi ngeen def dafay faire des lives sur Facebook sur YouTube est-ce que dafa am xaalis ba gars yi yaakaar na ñu bëri na yéen dafa fekk ñëw di suivre moo leen gañaloo xaalis ba ngeen di tooñ bëgg gars yi suivre leen est-ce que réellement loolu am na. non loolu amul parce que YouTube Facebook du fay xaalis man awma compte YouTube et parce que li tax awma compte YouTube mooy man bu ma gisee yow yaa ngi def liggéey bii nii dafa nice bu ma jëlee say affaire partagé ko man moom ma gën a awma compte YouTube et même su ma amee compte YouTube je me rappelle bien peut-être est-ce que mos naa ci dugal ay vidéo yooyu noonu mais Facebook du fay xaalis YouTube day fay xaalis mais da ngay imaginer YouTube lu muy fay xaalis comme ñu ne la am nga 15000 vues sur YouTube ñu fay la 1 euro loolu nit mën na ci am xaalis nit mënu ci am xaalis gars yi dañuy xëy di liggéey boo xoolee ku mel ni Jiji il a entreprise en France
Jiji dafa am entreprise am di liggéey di defar ay bois di jaay Moussa Camara xaw ma lu muy liggéey Lamine chaque jour mu wax la ko boo ko seetaanee day jaay ay sac au niveau des États-Unis day jëndi sac di jaay Lamine. Akhenaton il travaille je ne sais pas lu muy liggéey nag xaw ma ko comprendre Ousmane Tounkara boo demee ci moom am na ay entreprise am di liggéey man je suis mon entreprise damay liggéey Facebook bi dama fay dugg wax li nga xamante daf ma métti génn dem sama yoon. du ma fi toog sax di war ay view parce que boo xoolee samay live du ma nekk foofu ndax di xaar ay 5 personnes ñu seetaan nag wala ay affaires yooyu non non damay ñëw wax li nga xam ne moom laay wax gën a dem sama yoon aw ma temps parce que liggéey bi daf lay xooj. ok ñu seetlu aussi ni la plupart des activistes ay youtubeur wala Facebook wala genre yooyu noonu ils sont contre le pouvoir et surtout contre Macky Sall lu waral loolu. mais xam nga problème boobu noonu yëpp Macky Sall man miy toog ak wax ak yow Jiji xuloo nañ ci man ak moom am na live yoo xam ne boo demoon sur Facebook bi di nga ko fa gis benn jour ci man parce que man dama jàppoon ne Macky Sall dafa liggéey pour Sénégal mais dafa laaj maanaam mënatul dem dafa am problème Macky Sall lu may wax chaque jour bonul mais ñu mu àndal mais yow en tant que journaliste Sénégal fii ci gars yi lu ñuy wax te di ko saaga man dama koy wax du ma boole saaga boo xoolee politiciens yi. sëriñ yi oto yi ñuy dawal gis naa ci koo xam ne 4x4 Land Cruiser bu muy dawal ça coûte plus que 200 millions de CFA. oto bi c'est V8 c'est essence boo ji defee 100 000 francs essence mënu la indi buur yóbbuwaat la Dakar 100 000 taxawal extension def 100 000 oto bi boo ñëwee Mbour doo dellu. est de sénégalais yow amoo hôpital boo fajoo aw ma ko. peut-être caméraman am na ko je ne sais pas mbir yooyu bu ko gars yi toogee di xalaat moo leen di métti pour ñuy wax lu ëpp xam nga tey ki jënd oto 200 millions am ñeenti jabar am ñeenti kër boo ko nee Sénégal neexul daf lay wax déedéet ministre bi dem barke de moo Ndiaye amul woon dara wala maire bi mu ñëw na ko ci nguur gi suba mu romb la ak 4x4 V8 essence. di dawal yéen ngeen nekkandoo fii. ñu koy escorter wàcce la may ko mu jàll te muy sénégalais comme yow. nga fal ko teg ci léegi yooyu mooy métti gars yi mais mën nañ ko wax pas saaga mën nañ ko wax pas ñàkk yéen man dama koy wax du ma ci saaga du ma ci wax kenn lijjantewuma ci xarit lijjantewuma ci dara ma koy wax teg ko ci yoon pare naa ci yooyu mooy métti gars yi loolu nag moo am biir Sénégal. moo tax ñu seetlu aussi que ñooñu aussi même parti dañuy nekk en général ay partisans Sonko mais bu ñu xamul Sonko wala ñu nekk biir Pastef en général daal seen i mots da nga xam ne ñii ils se sentent un peu patriote wala Sonko dañuy jàppale loolu noonu est-ce que réellement seetlu nga wala seetlu ko wala am na wala amul. seetlu naa ko d'accord boo xoolee Sonko ku ànd ak moom parce que di nga fier pour être sénégalais xam nga lu tax gis nga Ousmane Sonko bés bu jëlee Sénégal man du ma Sonko man du ma politicien quoi donc li ma ci xam naa ci nii yenn saa yi ma kaas bu ma lu ma war a gis lu ma mais bés bu Sonko jëlee Sénégal dafa am ñu bëri ñoo xamante ne seen porte day tëju donc foog ñooñu dem a jaxase benn affaire indi ko ne Sonko mooy saagalu kii wala Sonko mooy def lu ñaaw Sonko mooy wax mais Sonko ci boppam. yow mosoo ko dégg mu wax lu ñaaw mais nit ñi nga xamante ne aussi dañuy toog di wax lu ñaaw nekkul Sonko la ñuy wax lu ñaaw déedéet ñoom du ñooy wax seeni wax yu ñaaw ba pare Sonko laa àndal loolu Sonko mënu ci dara lenn mënu ko ci. ok je comprends donc l'émission tire à sa fin à la doom na duñ koy amale fii après incha allah bi dinañ ñëwaat gën a xuus ci questions yi surtout gën a waxtaanee maintenant. ce qui se passe au niveau de Fissel incha allah rabi fekk na sa activité xool nooy dundee biir Sénégal mais pour tey looy tàggatoo ak looy wax ñu mbokku téléspectateurs yi. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziare ñëpp di sant sama jabar au niveau de Paris di sant fii famille bi tout le monde di leen sant yéen fi Télé Fissel Mbadane bii nga xamante ne yéen a ñëw seet si ma fii sama kër kontaan naa ci yéen di rafetlu seen liggéey di leen wax ne mbir yi moom. du yomb mais nañu continuer xeex bi ñun ñëpp di lancer benn affaire boo xam ne moo koy lancer le ministre de Aly Ngouille Ndiaye defe naa moom moo jiite Sénégal ci police yi je crois ak gendarme yi am na lu ma fàttee moom laa waroon njëkkee Imam Alioune Badara Ndao ñu ngi koy ñaanal mu jokk ak jàmm ak salaam xam naa ne jox naa la benn information boo xam ne amoo ko en tant que journaliste dafa def accident démb parce que otoom dafa daw ba dugg ci benn camion
comme lu ma doon wax keroog bët setul am na camion boo xam ne amul phare amul dara ci ginnaaw Imam Alioune Badara otoom dafa daw ba dugg ci biir donc oto ba yàqu na carrément dootul daw oto boobu noonu oto boobu c'est fini donc boo xoolee yooyu yëpp kon li ma la ci doon wax barki démb rek ak démb image yi moo nekk ni donc gis nga oto bi nu mu def donc ñu koy ñaanal yàlla may ko wér gaañuwul dara am na ay tuuti gaañu génn na hôpital mu ngi këram ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom moom mu jóg àndaat ak sagoom dem liggéeyal parce que réew mi dañ ko soxla imaam yu mel ni moom donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax da wax ne rek ñu ñuy tàggoo mooy sant nañu ñëpp di gërëm ñëpp